pencum artisanat yéen artisan yi rajo Afia FM amal na leen émission pencum artisanat alxames bu ñeenti waxtu jotee ci ngoon ngeen ànd ceeg Aïcha Bagay. képp ku ci bëgg a participer mën nga woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 bu ko kenn wuute. Wego ci lëkkaloowam ak rajo Afia FM di leen jagleel ay émission jëm ci nan la ñuy sukkalee lii di secteur informel fii ci Sénégal ci biir projet bii di Dakar Focal City mu leer ni liggéeykat yu góor ñi ak yu jigéen yi dinañ am ay matuwaay yu mat sëkk ngir seen destin ñu mën ko téyel seen bopp Wego ak rajo Afia FM di gën di jege askan wi saa su ne. comme mbokk auditeur auditrice su rajo Afia FM 93.0 nañ ko baaxoo di def alxames bu jot ci waxtu bi muy 16h 17h muy seen émission pencum artisanat tey nag ñu amati mbégte gannaaw ba ñu sante borom bi subhaanahu wa taala mi ñu may rek ñu tal ko fekke ka di ñaanal ñi nga xamante ne nag fekke woon nañu ko te semaine bi fekkee wuñu ko di leen ñaanal foofu ñu tëdd yal na leen gënal fii ñu jógee te tamit di masawu ñi nga xamante ne ñoo amee naqar yëpp wante it di ñi nga xamante ne ñoo amee bànneex it ñu ngi leen di bokk ak ñoom bànneex boobule dinaan rek àdduna moo demee ni mel bu ñii di jooy ñii ñoom dañuy ree da tax na fu mu nekk nii nag ñi nga xamante ne tam seen wérgu yaram dafa sutante ñoom itamit ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla fëgg seen i bopp kilifa diine yeeg aada yi fi nekk yëpp te ñu leen ne asalaamaaleykum rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy artisans yi surtout nag ñuy yëngu ci secteur informel bi ay jàmbar lañu ndax économie kenn mënu ko wax ci ab réew te duñu leen seppi seen loxo kooku mënta ne ba tax na saa su ne dañ leen di wax gàcce ngalaama ndax ñoom dañuy liggéey loo am nag ñoo fekk si leen ci wante du tee ñoom dañuy dem ku leen gunge nag ñu dem ku leen gunge wu ñoom dañuy dem ñooñu nag ñooy ñuy yëngu ci secteur informel bi ba tax na fu mu nekk nii ñoom am na ñu leen di gunge muy rajo Afia FM wante yi ci njàppandalu Wego di femme dans l'emploi informel globalisation et organisation muy nag programme bi muy def fii ci Ndakaaru mu bokk nag ci Dakar Focal City mu bokk nag ci ville focale yi nga xamante ne ñu ngi ci àddina bi yëpp macha allah di gunge ñii di secteur informel bi ba tax na saa su ne dañuy am mbégte di leen dalal ci suñu plateau tey nag ñuy dalal Marie Thiam nag ak gargotière la gargotière def naa ko xam mooy ñiy togg ka yekk macha allah ñu féetewoo waañ bi di jox nit ñi ñuy lekk ba regg macha allah ndax nee naa biir bu deful dara du taxaw ñooñu nag ñu jara sargal la mu bokk nag ci SIGAS di syndicat des gargotiers et associés du Sénégal ñëpp nag bokk ci muy nag kuréel goo xamante ne yaatu na macha allah ñu bokk ci CNTS bu secteur informel macha allah Marie Thiam nuyu naa la. fay naa la. di bàyyi nga nuyoog askan bi. waaw asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur ñu ngi nuyu askan wi yëpp di leen nuyu yéen waa Afia di leen sargal di nuyu waa Wego yëpp ak ñi nu yebal. macha allah di sargal jigéen ñëpp nag ndax nee naa weeru mars moom weeru jigéen ñi la surtout nag maamati mbégte dalal tamit jigéen ci sama plateau day neex ba tax na fu mu nekk nee naa comme ñoo aaye def naa tey fii dara du doy mari dara du sedd te togg yeeg yëpp la ñuy xam secret te surtout nag macha allah Thiam nag la sant ngeen bàyyi ko xel tuuti su ko defee nag di wax mën nañu dugg ci 88 628 05 05 88 628 05 05 yéen gargotières yi ngeen di am ay jafe-jafe laata Wego mi nga xamante ne tey jii mu ngi leen di gunge ba sampal leen fi ab conseil consultatif buy yëngu ci wàllum économie informelle conseil boobu defe naa teg ngeen ko ba mu ngi dox daanaka sax conseil boobu moo la fi yebal tey jii gannaaw bu Wego ñëwee ak na ngeen doon dundee tey ban avancement di nga ci gis ak ban jàngat nga ci gis. waaw bi Wego ñëwee ñu ngi commencé sentir suñu bopp ci biir secteur bi. parce que ñun ku mel ni ñun dañuy jaay di togg di jaay am na si sunu morom yu bari yoo xam ni dañuy takk ay rideau ci mbedd yi di togg ndax bañ a toog di jël seen poche luñ ci am faje ko seen soxla te jaay boobu ñuy jaay ci mbedd yi dafa am ay risque ndax
su ngelaw li ñëwee li ngay jaay yëpp day yàqu. bu taw bi ñëwee li ngay jaay yëpp yàqu amoo frigo ndax ku nekk ci plein air doo xalaat courant bay am fooy branché sa frigo di denc say ñam ñuy jànkonte nag ay problèmes yu bari yoo xam ni Vego loolu la gis. Vego mën naa ni pays yi mujjee ñëw ñun ci lan bokk. yàgg na nekk ci yeneen pays yi surtout Asie ñoom dañu yàgg dox ci secteur informel moo tax seen yu bari foofu lañ ko commencé te yàgg nañu ak yàgg nañu ak waa Asie. waa Vego léegi nañ dañuy soog a wàcc ci Sénégal. waaw. mais ñu ngi ciy yëg suñu bopp daal. waaw. yëg seen bopp dafay xaw a vague Marie Thiam. ndax wax nga léegi te ni ngeen doon yëngatoo muy ci en plein air moom lan appui la fi indi ba ndax leen wutal place mbala lan leen defal ba tax fu mu leen bëgg naa nga baaxee ko parce que yeneen gargotières yi ñu ngi déglu te mun nañu tamit ñëw bootu ci SIGAS. pourquoi pas tamit bokk ci conseil consultatif de l'économie informelle. dañu dalal suñu xel parce que ñoom dañu ñëw ni ñun dañuy ñëw jàppale nu xam nga bu du woon ak yaakaar kenn du dem Màkka. dañu yaakaar ci ñoom. ba léegi suñu problème ñi ngi koy dund ba léegi. parce que demooguñu ñoom fenn d'autant plus que ñun kii bu bees lan. ñun organisme bu bees lan. dëgg la demaguñu fenn. mais nag wan nañu daal ni mën nañ noo jàppale. muy yoon wi. ñi ngi waxtaan ak ñun amaguñu sax ñi ngi soxla ay formation parce que gargotières yi il faut ñu former leen. dëgg la xam ñi ñuy toggee. mel na ni am na ku nekk ci ligne bi. ñu jël ko allo allo. waaw mu mel ni mën na dugg ci 88 628 05 05 88 628 05 waa Marie continuer nga ne comme par exemple yéen ñi nga xamante yéen ñu am na fu ngeen bëgg jëm même ñu tàggat leen muy formé waat leen tamit loolu lu am solo lay doon parce que tamit def naa togg bi dafa du yem rek ci benn togg war ngeen mën a am différent togg muy Italie bi muy bitim réew muy yëpp loolu defe naa da ngeen bëgg moderniser seen secteur bi. waaw ñoom xam nga ñoom dañuy organiser ay séminaire. waaw séminaire de formation. waaw ak séminaire yoo xam ni dañuy gunge. di ñu jàppale. allo nag waaw allo. waaw mel ni rek ligne bi am na jafe-jafe ñuy jégalu bu baax a baax te naan rek mën ngeen dugg ci 88 628 05 05 88 628 05 05 Marie waaw continuer. waaw loolu lu nu teg suñu loxo la. teg nañ suñu loxo ni nu dinañ nu gunge. jàppale nu ba fa nu bëgg a yegg. ñu yegg fa xam nga dafa am ñoo xam ne comme par exemple fóotkat yi. xam nga ñooñu dañu yaakaar ni ñoom bokkuñu ci économie bi. ah si bien sûr. waaw am na ci ñoo xam ni. xamuñu ko. léegi nag suñu rôle mooy. ñun ñu dugg seen biir waxtaan ak ñoom. wan leen ni yéen kat ci économie bi sénégalaise ci ngeen bokk. ci économie informelle bi ci ngeen bokk. te ñun suñu kii secteur. moo yore 97% de l'économie sénégalaise. kon nga xam ni ñun ñoo ëpp salarié yi fuuf. mais tamit nag suñu jom rek la ñuy demee. fépp a metti na ci secteur bi fépp a metti léegi nag Vego formé benn conseil consultatif de l'économie sénégalaise. mu dajale ay organisation yu bëri lu doon ni SIGAS. li doon ni waa marché Joola ci lan bokk. maa ngi nuyu sama xarit yi nekk foofu ñoom Daba Ndiaye. boole na ci ñi nga xam ne mooy récupérateurs yi. ak marchand ambulant yi. récupérateurs yi nekk mbëbës. xam nga ñooñu boole wuñu seen bopp ci dara. déedéet te pourtant ci lan bokk. jaaykatu piis yi. yi nekk ci mbedd yi informel bi daal. secteur informel bi ndax suñu organisation yi ñu dajale mën na 20 organisations yoo xam ne. jaaykatu café Touba bi sax dafa mel ni ci yéen la bokk. waaw ci gargotier yi la bokk. d'accord jaaykatu gerte bi. ci ñun la bokk ndax day jaay lekk. ndax suñu nee syndicat des gargotiers ñun toggkat yi. ñu ne associé yi mooy jaaykatu café bi. jaaykatu gerte bi. képp kuy jaay loo xam ne lekk la muy dem ci biir nga teg ko ci tali bi di ko jaay ci ñun nga bokk te ñooñu dañu soxla ndimbal. surtout gargotier yi dañu soxla ndimbal te bu nu taxawoon xëyoon suba. marché jaayul dëkk bi du dox. ñiy jaay ci mbedd mi jaayul. ku liggéey ba sonn war a lekk war a ñibbi sa kër bu boobaa dina metti. dëgg la moo tax il faut ñu jàppale nu Vego nag ñoom dañu taxaw nañ pour jàppale ñoom ñu ngi dalal suñu xel daal. ñu ngi dalal suñu xel. macha allah mu nekk nag loo xam ne Marie teg na ci baaraam. muy góom gi fa mu doon métti. ndax yim fi junj yëpp ne ay jafe-jafe lañ te soxla nañu ko.
nee na Wego ci njàppandalam ba mu ñëwee fii ak programme am Dakar Focal City dafa mel ni rek dafa ñëw fekk leen ci seen i jafe-jafe mu dalal seen xel ndax dafa ki la ne nag bu la mayee ndékki def naa bu la diggee añ ak reer war nga ko mën a gëm gën ko naaw nag ñoom wan nañ leen yoon bi di leen accompagner parce que defe naa loolu moo ko tax a jóg dégg nga lu ñuy wax surtout nag jigéen ñi moom Wego dafa gën a jox bopp ñi nga xam ne mooy jigéen ñi gis nañu jigéen ñi ñoo ëpp ci secteur informel bi surtout ñëw gar ci ñi ngay wax jaaykatu caaf bi jaaykatu beñe bi jaaykatu fonde bi jaaykatu caakri bi ñoo ñëpp ndax ndox mi sax jigéen ñi presque ñoom ñoo ci gën a nekk majoritaire te gis nga dafa nekk gisuma tey ji métier booy dem te doo fa gis tey jigéen mu nekk ci mu nekk lu am solo loo xamante waaye secteur informel bi bari na ñuy wax ne wax dëgg yàlla laaj na ñu formaliser leen mooy comme au lieu ñu leen di wooyee secteur informel ndax ñoom gëm nañu ne secteur informel bi ñu leen di wooyee ñoom ñooy secteur formel ndax lu ñuy tàggat lu ñuy former ak ñoom li nekk ci ñoom def naa secteur formel bi yóbbul leen dara kon laaj na pour ñu formaliser yow ànd nga ci loolu. man ànd naa ci. mais est-ce que gisoo secteur informel bi tamit des ci secteur informel bi sax gën a suqali tamit gënul neex. waaw secteur informel bi li ko tax a neex mooy. yow sa bopp ngay liggéeyal. yaay moomal sa bopp. yaa moomal sa bopp ci autonome. ñun autonomie la ñuy wër ñu am suñu indépendance su bopp. mais boo duggee ci formel bi xam nga formel bi. neex na neexul. booy seet secteur informel bi. man daal xam naa ni sax moo ma gënal. secteur informel bi. waaw moo ma gënal secteur informel bi man moo ma gënal. kon nag wax nga foofu secteur informel moo la gënal. waaw Marie danga may baax nu tax nga taamu ci loolu parce que secret am na secret bu ci nekk. mooy li nga wax loolu. sànq muy rek lii di Mariama Ndiaye def naa Mariama Ndiaye la. ñëwoon na fi bu expliqué woon na ma tamit mbir moom. nee na ma secteur dafa mel ni secteur informel bi ñoom ñi des ci mooy autonomie boobu ngay wax. te ñoom rek ñoom ñoo sañ a bàyyi seen place am ku ñu gunge ji. ñëw ñu wàcc compter seen bénéfice teg seen nafa. def seen i règlement mais su leen secteur informel bi dafa am leneen lu mu leen di laaj. waaw dafa am leen lu muy laaj. looy war a yóbbu ci banque bi. waaw looy war a yóbbu ci lii. looy war a yóbbu ci lii. foofu dañ lay xoj. dañ lay xoj. foofu dañ lay xoj. dañ lay xoj. nga boole liggéey. ak koo xam ne mi ngi sa ginnaaw poñe la. ngi ne la fi ngay jaar fa nga war a jaar. mais bu dee secteur informel bi yaa nekk sa indépendance nga nekk mais nag yàlla na fekk la ngay liggéey. di la jariñ wala la ngay liggéey nga am ca dara. wala nga am ci sutura daal. te sutura boobu dafa mel ni Wego ci tànk yooyu taxaw pour won leen yoon ba ngeen di jaar ba la ngeen doon def. waaw di xam ñàkk xam yenn yu ngeen di gérer ak gestion beeg yooyu ngeen xam yoon yi. muy loolu noonu. waaw mooy formation mooy formation bi mooy formation macha allah. gargotière yi ma bëgg naa ñu dugg ndax yi ñu fi jot a wax yëpp def naa tey concerné nañ leen muy jaaykatu gerte gi sax ci bopp koñ bi mën naa dugg ci 88 628 05 05 wax li ay jafe-jafeem tamit ku bëgg a dugg tamit ci conseil consultatif bi boobu defe naa ubbi nañ ko bunt bi yëpp ñi fi toogoon wax nañ nee na ñëpp nag bàyyiwuñu xaaj bàyyiwuñu seen ñëpp la ñuy wax ñoo ci bokk képp ku yëngu ci secteur informel yaa ngi ci biir ubbi nañ la bunt bi ji laaj na ngeen ñëw jege leen ci njàppandalu lii di Wego ak tamit moo lëkkaloo ceeg rajo Afia FM ñu ciy liggéey bu am solo macha allah ngir rek gën a suqali lii di secteur informel bi rawatina jigéen ñi ci bi ñu yëngu ci secteur informel bi ndax Wego moom loolu moo ko ñor muy réseau femme bi de l'emploi le réseau des femmes dans l'emploi informel globalisation et organisation muy tamit sigle bu ma neex. waaw sigle bu ma neex la ba tax na nag yaa ngi ñu ngi leen dégg fu ne ñu taamu ci nag Dakar. mu nekk nag benn ville focale ci mu choisir en Asie yëpp dégg yaa ko doon wax sànq kon Sénégal moo ci pays bu xamante ne français mooy wax fa te anglophone rek lañu doon yëngu waaw ñoom si pays anglophone yi ci la nekkoon di si yëngu ñu ngi soog a ñëw ci pays francophonie yi waaw d'accord d'ailleurs foofu nga wax ci affaire woote bi ngay woote nii ñun ñoo ci njëkk a dox sunu président mi ngi tudd Adama Sow mooy président conseil bi defoon nañ fi temps yee benn caravane jógee Malika ñu ngi remercier waale nag le maire de Malika parce que moom moo nu lancé woon moo ñëw bi ñu ñëwee ci moom lañ commencé député fa programme bi mu ànd ak ñun accompagner nu nag ñu jóge fa dem seeti récupérateur yu mbëbës yi jóge ci récupérateur yi dem ci marché yi ni marché
Kër Massar. jóge fa dem marché poisson ndax marché poisson jigéen ñaa nga fa. kii nga fa marché ak Joola nga fa am na marché poisson am na ñuy jaay ndugg mi ci biti. yooyu yëpp ñu jaar fa ba ñu fa jógee ñu dem marché Castor dem marché HLM macha allah foofu sunu gargotière yaa nga fa. waaw ñoo xam ne dañu adhéré nan ñoom ci ñun. pour bëgg ku leen jàppale ak ku leen dimbali. parce que tamit xam nga ñoom bi tamit dañu léeg-léeg dañuy traversé ay problèmes yoo xam ne. ndax bi ñu ñëwee problème bi ñu ko wax mooy dañu bu ñu toogee fenn di jaay mairie bi heure bu leen neexee da leen di yëkkati. loolu da leen a metti nag te loolu il faut ñu am protection. te ci ñun lañ ko yaakaaree moo tax li nu wégoo nii mënu jàppalee nii taxaw suñu kanam nii. ñun dañ ci am yaakaar daal bég ci parce que dafa am ñoo xam ni seen naqar wégoo lan xalaat ni moom moo leen ko mën a. moo leen ko mën a dindi waaw moo leen mën a fompa seen rangoñ. dëgg la waaw macha allah kon dafa mel ni da ngay firndeel ne. Wego ci programme am muy Dakar Focal City. fii ci Ndakaaru dafa mel ni rek dafa jóg pour yombalal seen ñàkk a déggoo muy facilitateur la seen diggante ak étatique yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy. état ñu nekk local bi parce que tamit en général autorité locale yi da ngeen di am jafe-jafe ak ñoom parce que moom nga ma wax léegi muy ñi nga xamante ne ñooy mairie bi heure bu leen neexee ñu ñëw fekk leen fa ngeen nekk samp fa am fa yaakaar ñu jëlee leen fa dootu leen am feneen fu ngeen dem démarche boobu nga xamante ne tey jii Wego mu ngi koy doxee ci lii di action facilitateur wax nga ma tamit wàllum tàggat bi muy formateur en même temps ak tamit nga ne ñu ngi leen di accompagner ci seen combat mu nekk loo xamante ne liggéey bu waa Wego di def la ci mën nañ dugg ci 88 628 05 05 88 628 05 05 ba tey ngeen déglu seen émission pencum artisanat fii ci rajo Afia FM 93.0 kon nag tey suñu invité bi di Marie Thiam di gargotière mu mel nii rek li nga xam ne mooy implication formalisation ci économie informelle bi gis nañu ne carrément Wego bokk na ci fu ñu formaliser lii di économie bi bokk na ci ñoom bokk na pour ñu formaliser ko ci politique bi nag rawatina politique xam nga politique dañu def ne politique mooy politicien bi taxaw wax ne may fu ngeen ma falee ma def lii mais am na politique boo xamante ne tey jii yéen moom ngeen di lingu muy politique économique. waaw Mariama. waaw ñi ngi yëngu ci politique économique politique boobu. c'est que ñun dañu bëgg a wan. population bi ni leen. ñun dañuy exister. ñi ngi exister te ñi ngi liggéey ci économie sénégalaise bi te am nañ ci part de responsabilité. loolu moo tax ñun dañ def sax benn feuille de route. ñun waa conseil bi. ñi ngi ciy liggéey nag. feuille de route bi. taxawagul. ñi ngi ciy liggéey liñ ciy liggéeyee mooy dañu bëgg ñu dem ci base bi dem ci organisation yi organisation bu nekk ñu seet lan mooy sa mbébét. ak lan moo la naqari ak foo bëgg a jëm. bu ko defee bu nu dajalee yëpp ñoo toog def benn genre séminaire waxtaane ko def benn feuille de route boo xam ne bu neexee yàlla buñ ca demee di rangoñ yi dinañ fer. waaw ñu ci ñaanal nag sunu président bi nga xam ne moom lañ fal muy Adama Sow. Adama Sow moom mooy sunu président. il est élu pour 2 ans. pour 2 ans waaw il est élu pour 2 ans léegi nag moom vraiment taxaw na pour ñu taxawu ci ñu seet li nu naqari ak li nu mbébét ñu teg ko def suñu feuille de route boo xam ni dina bu nu demee ba ci cëppaandaw gi daal dinañ mën a atteindre suñu ay objectif bu ñu ko jëlul bu ñu ko atteindre à 100% tamit ñu atteindre ko à 80% wala à 70%. d'accord waaw. conseil consultatif bi. li nga xam ne samp ngeen ko mu nekk nag ci liggéey parce que jot ngeen ma wax lu ngeen jot a liggéey muy yéen a ngi doon def sensibilisation. pour gën a approcher ñi nga xamante ne ñooy seen naataango yi yëngu ci wàllum informel bi. mais est-ce que tamit jege ngeen ñii di ñu wax domestique yi mooy ñi nekk ci biir kër yi di liggéey mel ni am na ku nekk ci ligne bi nañ ko jël ba noppi ñu waxtaan ci loolu allo. waaw dagg na mën nañu woote waat rek ci 88 628 05 05 88 628 05 05 di nuyu nag Mouhamadou Wade
Mouhamadou Wade ñu ngi koy nuyu. ñu ngi nuyu tamit ki nga xam ne mooy Makhoudia Ngom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ak prési Adama Sow moom itamit maa ngi koy nuyu ak tamit Khadim taximaan yi ñoom ñëpp tam ñu ngi ci ñoom Khadim Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak taximaan yi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci Malika ñu dëkk ca Parcelles ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi bootu ci conseil consultatif bi wax dëgg ci ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen bàyyi xel fàttewu ma leen benn yoon surtout Makhoudia Ngom ak tamit Mouhamadou Wade ma nekk récupérateur def naa ca Mbëbës xam nañ ko macha allah muy xale bu am jom moom Mouhamadou Wade ak Adama Sow Marie nag moom mooy suñu invité Marie comme ni ma la ko waxee si seen sensibilisation boobu ndax jot ngeen approché ñi nga xam ne ñuy domestiqué parce que ñoom dafa mel ni dañ leen xaw beddi ñoom ñooñu ñu bari loolu la ñuy wax daanaka sax soo leen jegee wax leen ndax am ngeen fu ngeen bootu mbal leen ñu ne ñun ci liggéey kër gi ñuy liggéey ci kër gi daal kenn considéré wu leen fii ci Sénégal yéen ñi nga xam ne yéenay conseil consultatif bi yëngu ci wàllum secteur informel ñooñu tam ci informel bi lañu nekk ndax xalaat ngeen ñooñu. waaw ñun balaa ñu egg ci conseil consultatif bi synthèse dafa am syndicat boo xam ne ñun li nekkee gargotier am na syndicat des domestiques. syndicat des domestiques boo xam ne booy seet sax ñoom ñoo nu njëkk a juddu. ñooñu noonu. waaw ñoom ñoo nu njëkk a juddu domestique yi bàyyiwuñ leen benn yoon dañoo am seen ay représentants fi mu nekk nii seen problème mooy ñu teg benn patronat. loolu moo fi mu ne nii ci loolu lan toll ndax am na séminaire bu mosoon a dem. boo xam ne Vego UTA la. ñoom ñu ngi ci doon waxtaan. waxtaan boo xam ne xam naa ni ñu ngi ciy réfléchir daal. pour teg seen patronat. parce que loolu mooy seen problème. mais bu fekkee ni problème domestique yi rek la. domestique yi ñoom ñu ngi leen di accompagner bu baax a baax. ndax même sunu kii yi sunu conseil bi am na boo xam ne dafa am lingère yi. lingère mooy ñu fóotkat yi. ñoom ñi ngi Cambérène ki leen représenté mooy Fatou Dieye Lo. madame Diallo dëgg la moom moo représenté lingère yi nekk foofu. hormis moom. am na keneen koo xam ne moom moo représenté domestique yi. waaw kooku dama xaw a fàtte turam. mais am na ku représenté domestique yi ñoom. ñoom ñu ngi ci biir bu baax a baax. te bu ñu demee ba nga xam ne nag ñu ngi dañu bëgg a dem seeti organisation yëpp def benn visite. su ñuy def visite bu neexee yàlla domestique yi duñu leen fàtte benn yoon. parce que ñoom tamit ci économie bi lan bokk. dëgg la waaw. dëgg la économie informelle bi lan bokk. d'accord Wego Mariama mu ngi yëngu ci àdduna bi yëpp. surtout dëkk anglophone yi Ouganda dafa mel ni am na sax dañ ci liggéey bi am solo tàggataat sax jigéen ñi ba ñi jàngul woon sax di jàng mën di bind mën di xam loolu nag nekk na handicap fii ci Sénégal bari na nag ñoo xamante ne ay jaaykat lañu mënuñu bind xamuñu araf yi xamuñu dara te tamit loolu nekk na benn handicap boo xamante ne suñ demee sax ci yenn formation yi dañuy am jafe-jafe pour comprendre yéen nga xamante ne tey jii yéen a ngi yëngu ci secteur informel bi bari nañu ciy dund ci loolu ci yéen te it Wego li ko tax a jóg mooy former leen ànd ak yéen ndax tamit jege ngeen ko ci yu ni mel wax ko seen i doléance ci loolu sans pour autant rek ñu bañ a féeru rek ci xaalis bi mbala accompagnement mbala xam yoon ni ñuy jaar pour mën a am fu ñuy lokkatee xaalis dëgg la lu indi leen xaalis lu baax la mais tamit ngeen xam fa ngeen koy dugal ak fa ngeen koy kii ak fi ngeen di signé ak li ngeen di xam li ngeen di signé def naa loolu dara ëpp ko njëriñ est-ce que loolu tamit tey jege ngeen surtout yéen conseil bi. waaw loolu mooy formation bi rek. parce que tamit nit ki ñun yamono Sénégal kese. Viego mën na noo am ay partenaires parce que fi mu ne nii dañ koy demander à ce que bu nu demee ba ci biir parce que dafa moom soxla na indi yeneen organisation yu bees. léegi ñun ñu ngi leen di ñaan pour ñoom. ñu wutal ñu ay partenaires yoo xam ne non seulement dañuy taxawu ci suñu liggéey mais dañuy former suñuy encadreur ba nga xam ne fu nu dem mën faa taxaw ndax xam nga fi mu nekk nii Sénégal àdduna bi olof yoru ko. dëgg la olof yoru ko il faut nga jàng. te loolu yëpp ci formation bi lay bokk. yooyu yëpp ñu ngi ciy gëstu bu baax. ñu ngi ciy waxtaan bu baax pour ñu wutal ñu formation yoo xam ne suñu représentants yi koo xam ne ku nekk fa ngay dem bu ñooñu waxee yow di nga dégg. dëgg la gis naa tamit ñenn ci benn GIE bu ndaw bu ñu créé fii ci Grand Yoff GIE boobu bu guddee dañuy dem à l'école sax lañu ko tuddee mu mel ay mère de famille la ay père de famille yoo xamante ne tey jii mosuñu toog banc école ñuy yëngu ci secteur bi waaye bu guddee dañuy dem ci école primaire bi nekk fii di jàng
comme ni seen doom yi di jàngee dañu yor ay syllabaire yooyu yëpp di jàng loolu tey jii xam nga xaaraguñu benn programme wala benn loolu est-ce que yéen loolu noonu jarul sax ngeen bañ a xaar yenn programme yi yéen ngeen sumb ci seen bopp bu Wego ñëwee accompagner woon leen ci loolu est-ce que tamit loolu laaju ko parce que tamit du ñëpp ñoo jàng du ñëpp ñoo xam même bi dee alphabétisation bi sax ci wolof bi mën ngeen a xam ngeen am tuuti lu ngeen xam ci notion yi parce que dafa mel ni loolu bokk na ci handicap boo xamante ne tey ji moo leen tardé. dëgg la waaw loolu moom idée la boo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi la koy gërëmee yow it parce que man loolu tamit xalaatuma ko woon ñuy wax formation rek formation di former te xam naa ne bu ñu demoon bay former tamit suñu demee ba nga am xam ne dañuy am représentant dañuy seet ñi nga xam ne ñoo jàng te bu boobaa du neex ki jàngul du ci gis boppam waaw j'aurais bien préféré yow li nga wax nii ñu def ko loolu idée la boo xam ni bis bu ñu amatee séminaire muy conseil consultatif bii ñu dugal ci loolu suñu programme ñu jàngal leen parce que tamit nag léegi àdduna bi am jàng ko yor surtout te des na tuuti yëpp ci ordinateur yi dañ koy def waaw sa téléphone bii sax waaw soo ko yoree te jàngoo waaw boo moytu di nga supprimer say répertoire dëgg la da ngay bës di dem rek te man gis naa léegi yéen ñi ñuy wax ne jànguñu muy gargo ceer yeeg jaaykatu gerte mais bu ñu yonee tablette mais dafay dem xam nañu fu ñuy dugg ak xam nañu fu ñuy génn est-ce que du tool noonu bu ñu ko defoon ci njàng mi muy ñu tàggataat seen bopp laata ñuy ñëw di leen gunge ñoom ñu am lu ñu xam parce que tam bi day mel ni bu yàggee kuréel yu bëri yu ko tas yooyu bokk na ci mooy ñi jàng ñi ñooñu dañuy jiital yóbbu leen ñi jàngul ñi ñoom toujours dañuy gis seen bopp ne jànguñu peut-être moomu kii ñooñu dañuy dem ba mu jig dañuy découragé toog parce que kenn gestuwu leen kenn jàppalewu kenn puusu leen loolu nag defe naa conseil bi war na ci jël benn leçon muy ñi nga xamante ne xamuñu dara bu ñu rus nañu wax ne ñun ñii mosuñu toog mosuñu jàng mosuñu xam ñu tàggat leen war na bokk ci seen programme loolu nag complexe laa ko tuddee parce que loolu moo am Sénégal soo jàngulee doo nangoo bokk ak ñi jàng da ngay daal dellu ginnaaw te loolu amu ci ñun synthèse dañuy wax ni bu kenn rejeté ñi jàngul parce que synthèse sax booy seet syndicalisme bi ñi ci gën a am doole jàngunu mais nag du ñàkk ngay jàngantu ci suuf il faut ngay jàngantu ci suuf loolu yëpp nag ñàkk complexe moo ko indi soo jàngulee neel jànguma ñu formé la nga mën a ñu avancé waaw moo gën ngay dellu ginnaaw te mën na am yow soo exprimé woon di nga indi loo xam ne apporté loo xam ni dina jariñ ak sa askan wi dina jariñ économie bi waaw macha allah waaw Mariama ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Marie Thiam lu fi wax am na solo mu nekk nag benn point boo xamante ne waa conseil consultatif de l'économie informelle ñu samp ko ci ndimbalu waa Wego ak partenariat rajo Afia FM mi leen di gunge ci émission yi di leen gunge tamit ci liggéey bi macha allah ngir rek ñu mën a xam liggéey bi nga xamante ne waa Wego ñu ngi koy liggéey fii ci Dakar muy premier pays nag francophone boo xam ne tey jii ñu ngi fii amal seen programme Dakar Focal City ñu yemaleegum ko rek fii ci Dakar de réunir ci travailleurs yeeg travailleuses yi ñu yëngu ci secteur informel kon tey jii ñooñu bu ñu jàppee rajo bi ci 93.0 nañu xam ne Wego lii la ñëw taxawee ngir jàppal leen ngir ñu xam seen i droit xam seen i gëdd ndax defe naa ñi yëngu ci secteur informel kenn ëpp leen droit am nañu seen yàq ak seen yelleef ci réew mi te war nañ leen koy jox muy seen baat waaye nag toog nag ku ñëw rek romb jàll romb dem te yéen kenn ëppalewu leen ci secteur ci économie réew mi kooku dafay nekk loo xamante ne bu yàggee leneen lañ koy mën a tuddee wante nag secteur informel bi dafa am leen lu muy àndal muy rek accompagnement te defe naa ne ci loolu la Wego di yëngu di ko xeex ngir rek ngeen mën a jot seen ak seen yelleef ci si li ngeen di liggéey rawatina nag ci économie réew mi ñu xam ràññee li ngeen di def muy état bi message bi defe naa jàll na ci première partie bi xam naa deuxième partie bi daañu gën a ñëwaat ak Marie ci li nga xamante ne moom mooy suñu émission bi ñuy amal ñu bàyyi El Bachir Cissé mu tegal ñu tuuti rek lii nga xamante ne moom mooy sportu Wego bi te ni muy yëngoo ngir ñi nga xamante ñu ngi ñuy soog a dabbu ci Afia FM 93 ci seen émission pencum artisanat fii ci Afia FM rajo du wax rajo jigéen dama naan la rajo de la paix et de l'épanouissement xam naa su ma waxee rajo jigéen dañ maanaan kii nag dafa far ba mu ëpp waaye nag xam nga weer bee ñu ko yow moo ñu ko may weer bee ñu ko may moo tax waaye gis naa Bachir mu ngi yëngal bopp bi naan déedéet kon rajo de la paix et de l'épanouissement ko pour tout le monde
Wego ci lëkkaloowam ak rajo Afia FM di leen jagleel ay émission jëm ci nan la ñuy sukkalee lii di secteur informel fii ci Sénégal ci biir projet bii di Dakar Focal City mu leer ni liggéeykat yu góor ñi ak yu jigéen yi dinañ am ay matuwaay yu mat sëkk ngir seen destin ñu mën ko téyel seen bopp Wego ak rajo Afia FM di gën di jege askan wi saa su ne. del rek di gërëm di sant Fatima ak El Bachir ñi faxe ci wàllum xarala gi wante tamit di jaajëfal bu baax a baax Jibril Ndior mi ñuy gunge ci li nga xamante ne moom mooy émission bi macha allah liggéeyam rafet na di fàttali mbokki auditeurs yi ak auditrices yi ne yéen a ngi teewlu seen émission pencum artisanat fii ci rajo Afia FM 93.0 su bu mu jokko bi di 88 628 05 05 88 628 05 05 ñu ànd tey ak suñu invité di Marie Thiam macha allah gargotière la di yëngu ci wàllum restauration muy togg bi gis dégg nañu fii lu mu wax ci première partie bi ak li nga xamante ne Wego dalal na seen xel ci accompagner leen won leen yoon bi ba ñu mën a téyel seen bopp li nga xam ne mooy seen destin moo feeñ sax ci li nga xamante ne moom la ñu liggéey bi ñu may Mame Seynabou Ndiaye Thiam defal muy spot bu doon jàll léegi macha allah. kon di wane rek Wego mu ngi en partenariat ak rajo Afia FM di leen gunge nag ci ay série d'émissions yu mel nii di invité ñi yëngu ci secteur informel bi kon nag mën ngeen dugg yéen ñi nga xamante ne yéen a yëngu ci secteur informel bi wante tamit defe naa partenaire itam bu ñu mënoon dugg dina baax lool ci yooyu ndax ak ñi nga xam ne ñooy conseil consultatif bi ñooñu bu fekkee ñu ngi ñuy déglu nañu dugg am dara loo xamante ne mën nañu koo indi yokk ci dina am solo lool ndax nit ñi ñu ngi ñuy teewlu ci 93.0 depuis 16 heures ak léegi te li ñu dese ci waxtu bareetul Mariama gannaaw loolu yow ndax gëm nga ne leadership mën na jóge ci secteur informel surtout nag femme leader. bien sûr secteur informel et Amazon rek la am ndax jàmbaar weesuwul nga làmb sa poos xëy fajar bàyyi sa njaboot nga xëy di liggéey ba guddi nga xaw moo ndax di nga am xamoo doo am mais nga dem rek te yàlla tax loolu leadership mën na ci génn kay mën na ci génn bu baax a baax ñun dañu gëm suñu bopp. yéen tey kon bu ñu waxoon ne tey jii ñu nekk secteur informel comme ñu ko ñenn ñi di réclamer dañ leen war a boole ci instance de décision yi muy genre yi ñuy wax ñu ne si am ngeen fa place am na ñoo xam dañu ne am ngeen fa place te far force dañ leen war a gestu am ngeen ci place. looloo waral suñu conseil bi dañu bëgg a wan secteur informel bi ni ñun danoo am doole ci secteur bi secteur ci économie sénégalaise. waaye yéen nag mbubu lañ leen defoon de ak dàll. fu ñu jëm rek yóbbu leen. bu ñu paree teg leen am na ku ko fi bañ mu ne léegi loolu dafay jeex fa nga li ñooñu di leen doon jël si fa ñu toog yéen foofu ngeen bëgg a toog. xam lu tax ku ne da nga am sa xel ku ne am nga sa xel. di xalaat te yow mën na am sax ka la jiital. ka nga jiital. muy wax nga topp ci ginnaawam. di tàcc mën na am kooku yaa ngi sa bopp loo xam ni. bu moo ëpp li nekk ci xelam. dañu bëgg a wane ni daal. ñun daal dañu bëgg a wane ni ñun. du njàng rek moo téye dara. waaw te fi mu nekk nii. am na tamit beneen point boo xam ne xam naa ni excès goo ci sax muy protection sociale bi. foofu laa bëggoon dem. waaw dëgg la non ñëwal yegg si nga ci muy protection sociale bi. aja ñu dem ci muy ci gaz d'enfant yeeg yeneen ak yeneen waaw. danoo gis ni. domestique bi. waaw bu liggéeyee ba màgget. waaw di fóot ba mënatu la fóot. wallaay ndeysaan mu daal dem toog. wallaay lu ko doomam joxul amul. du ko am. luñ ko mayul du ko am. dëgg la mu metti nag ndax ku sañoon doo laaj. dëgg la tàllal loxo. dafa metti joxe metti na lool mais tàllal loxo moo ko gën a metti. te boo demee ba liggéey yu amoo dara loo liggéey da ngay tàllal. de ku la war a yeb la ku la waru yeb la. dëgg la gargotière yi ñun da ngay togg xam nga waañ dafa metti torop da ngay nekk ci saxaar si. mu nekk sa dënn. nga dem ba feebar ba wopp léegi boo feebaree yow doo gis ku la faj léegi il faut ñu tam ñu jéem a fexe dugg ci. kii boobu nu mu tudd organisme boobu nu mu tudd lan social. mooy protection sociale bi. protection sociale bi mais am na beneen tur. ñu dugg fa ak mooy problème mu action sociale mbala ministère. waaw bi yore wàllum kii woo xale yeeg yooyu.
waaw mooy tamit ñi nga xamante ne moom mooy retraité yi bu ñu demee ba loolu. non IPRES ñëwaguma ci IPRES. IPRES pour retraité bi pour retraité bi la. mooy kii fóot ba mënatul. waaw ba bàyyi. xam nga salarié bi. su feebaree day dem IPM day yore IPM. waaw dem ñu faj ko. bu ko defee gouvernement bi fay genn wàll gi. kon semi bi. waaw kenn ñi fay genn wàll gi. dëgg la muy programme semi bi. waaw xam nga ñun loolu yow yegg seegul ci yéen. loolu yegg seegul ci ñun. loolu yëpp Vego mi ngi koy xeex. li tax man la sunu xel mi ngi daal. ñun ñi nga xam ne yëg nañ li xew. moo tax il faut ñu sensibiliser nit ñi. ban xam ñun li na tax a jug lu mu doon. IPRES bi. mooy ki nga xam ne liggéey na ba wàcc. dem ba mënatul a liggéey. bu fekkee ni loo liggéey jël coppati si tuuti. def ci sa kees boo demee ba retraité mu mën laa dimbali jàppale la ci bëri. mais kees boobu est-ce que tamit dina yomb Mariama parce que ñoo xamante ne ñooy demal seen bopp du état moo leen coiffé. individuellement yéenay demal seen bopp. naka ngeen na mu organiser pour li comp kee indi comp teg keneen indi comp teg est-ce que loolu ëllëg du jur coow. caisse de nu ngeen koy sécurité organiser sociale waaw. wala laa dama bëgg a wax caisse de société de dëgg sécurité sociale sociale bi foofu ngeen di bëgg déposer. foofu waa lan bëgg adhéré fa wane ni ñun ñi ngi existé ba lu nu mën a defal salarié bi ñu defal ko informel bi muy dëgg. te loolu yëpp ñoom dañuy liggéey di versé dëgg ñu ne ñu liggéey versé mais nag liggéey boobu bu amul ndimbal amoo ca la nga bëgg doo mën a versé loolu tax nag il faut ñu am ñu nu jàppale dëgg la. Vego wutal nu ay partenaires yoo xam ni su demee ba nga xam ne moom tamit day toqi tax xam nga tamit ndimbal na ca fekk loxol borom soo dee yow boo jafandoo fii waaw ñee jafandu fee partenaires yi jafandu bu yàggee li nu bëgg dina ko am dëgg la kon léegi yéen seen xel ak seen programme mooy yéen a ngi xalaat seen ëllëg ak tamit seen njaboot bu feebaree muy semi bi mais semi bi est-ce que tamit yéen a ngi déglu bu baax ndax dafa mel ni sensibiliser na nit ñi xam nañu dan ngeen di def ba bëgg mën a accéder ci loolu est-ce que tamit yooyu di càggante tuuti tamit ci yéen ñi yëngu ci secteur informel parce que tamit yéen da ngeen bëgg dërëm bi de yéen bénéfice bi ngeen gën a topp ci yooyu de ah mais li nga xamul mooy parce que pour yéen pour ngeen topp ci bénéfice bi xaw a am fu ngeen ko cotiser ji pour bu ngeen feebaree dem faju yooyu sax da ngeen naan bu ma ko fa defee foofu dafa am bénéfice bi dafay am lu ciy wat te loolu du ma arrangé loolu sensibilisation rek la laaj sensibilisation bi moo des kon il faut ngeen sensibiliser seen waaw ñi xar suñu tànk tubéy pour ku xamul woon xam dëgg la ku mënul woon mën ñun loolu moo nu tax a jug dëgg la waaw dëgg la macha allah waaye nag jafe na lool nga gis benn immeuble ñu ne la kii jaaykatu gerte caaf mbala jaaykatu gargu ceer bee ko def yéen man xaw ma xaalis bi ngeen di gañe fu muy dugg parce que tamit am na ñu bëri nee nañ ma gargo ceer yeeg jaaykatu beñe yi nga gis ak kii lépp lu ñu am rek def nañ ko ci xew est-ce que tamit loolu am benn impact bu mu def ci yéen ak natt yi tuur yi teralaate yi xam nga ñan la engagé ñu ko wax am na ñoo xam ni tal nañ leneen lu dul ay natt ak ay tuur ñi mu engagé rek ak ki ndeyal ak yooyu waaw batem yi rëy yi takk yi rëy yi loolu tam bokk na ci lu ngeen def ci bénéfice rek ñu ne foofu lañ koy investir mais nag du immeuble boo gis sa gargo ceer tegu ko fa am na gargo ceer yoo xam ni lépp ambition la rek am na ñoo xam ne dañoo ambitieux dañuy tàllal seen loxo ni fii laa jëm wala noo bàyyi dañ faa yegg dëgg la te loolu jom moo la koy may ak fulla ak fayda te xam foo bëgg jëm te xam foo bëgg jëm dëgg la macha allah ñiy fàttali rek yéen a ngi teewlu seen émission pencum artisanat tey nag ngeen lëkkaloo ci rajo Afia FM en partenariat avec Vego di réseau bi nga xamante ne moo ëmb jigéen ñi yëngu ci secteur informel bi bëgg leen na boole muy globalisation bi wante it accompagner leen organiser leen ba ñu xam fa ñu jëm muy rek femme dans l'emploi informel globalisation et organisation tey jii Marie li ma wax ci conseil consultatif bi ne ñooñu nañu nam ma taxawee dafa mel ni lu am solo la wante it Marie am na beneen mbir moo xamante ne tey jii bëgg naa ñu seet ko tuuti xale yi nga xamante ne tey jii ñu ngi leen di gis ci gargotière yi xale yu ndaw yi waroon na tey jëm jàngi tuuti mbala def leen mais en général li ñu leen di gis ci tali bi ñuy jaay ndox ñu leen di gis ci mbedd mi ñuy saaf gerte mbala yooyu muy xale yu ndaw yi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy jël seen relève yi dañ leen di gis de ngeen ñu leen di tayle ci place yi mbala ci yooyu noonu noo ko jàngatee Marie. waaw loolu tamit waxtaan la boo xam ne il faut ñu séq ko ak gargotière yi parce que tamit fu nu protection familiale amee protection de l'enfant ma nga fa
ñu dimbali xale yi protéger leen te loolu ci formation yi nga ko mën a amee. suñu la formé ni lay yow kat yaa ngi liggéey mais xale buñ ko fa gis sa doom loolu yëpp ci formation la sa doom bàyyi ko mu jàngi. mais am na ñoo xam ne xamuñu loolu dañu yaakaar ni doom. soo ko yoree rek. da nga koo war a liggéeyloo. jàngal ko liggéey ñu ne day dem day sëy. loolu rek loolu la ñuy jàngal ko liggéey boo waxee ñu jigéen dafa war a jàng togg ak yàq. jigéen dafa war a jàng fóot ak paase su paree jàng mais du loolu rek moo fi am. du secteur informel rek moo fi am. sa doom yow mën nga nekk gargotière. mais jàngal sa doom ba nga xam ne mi ngi dem ci yeneen secteurs yi. di la jariñ bu ëllëgee. waaw te du sonn comme yow parce que ñun xam na ne da coono la de. sunu secteur bii ñu nekk. bari na coonay kese la. bari na lëndëm na nënd. coonay kese la. te façon bu ne ngeen di recevoir. waaw ku ne la ni gis nit ku ne ngay gis surtout jaaykat. jaaykat di nga gis ku yaru. di nga gis ku yaree di ko. na ma nu baal ma ci kàddu gi. dina gis façon bu nekk. ku nitewul. ku nitewul. dëgg la léeg-léeg nit ñëw lekk ba pare sax jug dem yoonam yooyu yëpp dañ koy rencontré. am na nag ñoo xam ne yàlla may na leen yar. ak teggin ak sutura goo xam ne suñu ñëwee fekk la ngay togg. ñu ñëw ba sa nopp. ni la man kat bëggoon naa lekk waaye lii laa am. su la yàlla mayee xol boo ko bàyyee mu lekk. nga defaral ko mu lekk te yàlla tax. mu doon sarax. am na ñoo xam ne nag boo ñëwee ñun la man li may liggéey dama ci faj sama lii fekk sarax ba nga cay génne sax mën na am. boo ko ci génnee ci la yàlla defaree sutura. ndax tamit ñun tam dana am suñu ay réalité africaine. dëgg la waaw dëgg la macha allah muy lu am solo seen vision ndax li fi naa li ñuy dese bareetul 5 minutes moo ñu dese Marie. conseil consultatif yi ndax envisagé na ëllëg ndax yéen a nga récupérateur yi. yéen a nga carreleur yéen a nga marchand ambulant yi taximan yi yëpp ndax laaj na ëllëg ngeen bokk ci ñi nga xamante ne tamit foire bu amee mbala leneen génn wane seen bopp. waaw loolu yëpp ñu ngi koy envisagé. ba génn fii ba bitim réew yooyu yëpp dañ koy envisager. fekk fi nga mooy pays anglophone yi waaw anglophone yi ñu dem ba nga xam ne dañuy jumelé. ak anglophone yi. ñuy demalante dikkalante. dem ba nga xam ne ñun ñii nga xam ne ñun lañ formé woon ñu dem ba nekk ay partenaires. yooyu yëpp dañ koy envisager. yéen a ngi koy envisager waaw parce que ñun tamit dañu ambitieux. waaw dañu dem bëgg fi ñu toll nii ñu dépassé ko ñuy sant nag waa Vigo bu baax. di jiital Adama Sow. Adama Sow wax dëgg yàlla jàmbaar la ñu ngi koy gërëm bu baax moom tam. dëgg la waaw mu nekk ay mbir yoo xam parce que gis naa ne ay femmes leaders ñu ngi génn ci yeneen réew yi ñii ay récupérateurs lañ ñii ay tailleur lañ ñii ay uude te ñu nekk ci dëkk yi nga xamante ne Vigo jaar na fa tey ji ñooñu nekk ay femmes leadership dem di concurrencer sur le marché international moo tax ma leen di laaj yéen ñi ndax pare ngeen pour loolu parce que gis naa ne ñoo xamante ne tey ji ñu ngi fii muy récupérateur mbëbës si buñ la waxee tey ji li ñuy liggéey danga naan ndax ñi kon économie réew mi yëpp fii lay jóge ci ñoom mbëbës moom la fay génn xam naa ko chaque jour la fay génn du ay du benn million du ñaari million mais ay millions ñooy génn foofu ci mbalitu mbëbës bi te tey jii nee nañ ma foofu c'est de l'ordure xam nga dañ ne ordure la mais c'est pas ordure mbëbës c'est de l'ordure moom moo fay génn mu nekk mbir moo am solo boo xamante ne dund naa ko ak ñoom man mii sax demoon naa ba xaw ma woon sax ñooñu loolu la ñuy dund c'est des pères de famille ay ñu ñoo xamante ne dañuy employé lu ëpp ay 50 personnes 100 personnes ci béréb ñuy liggéey di récupérer léegi nag yooyu nga xamante yaa ngi ko doon dégg bitim réew tey nga di ko dégg tey ci sa réew defe naa moo tax moo ne ndax bokk na ci seen i mbébét boo liggéey yéen tamit ci li ngeen am si loo xamante ne ay matériel seen xel a ko màcc jar na ngeen concurrencer sur le marché international. muy secteur info mooy leadership bi ma la doon laaj sànq ne est-ce que pare ngeen yéen pour rek fi ngeen bëgg a yegg tey jii ak comme wan lañ leen yoon bi ñu ngi leen di tàggat ak yooyu su ko defee ñu jaaree fa tàggu waaw. waaw ñun ñu ngi maa ngi gërëmaale Modou Giro. Modou Giro waaw moom moo nekk synthèse ñun foofu la sunu syndicat bokk. moom tamit mi ngi xeex. pour secteur informel ak secteur bu mu mënti doon. ñu dem ba nga xam ne dina nekk leadership au niveau international. moom loolu moo ko tax moom dafa xar tànk tubéyam pour liggéeykat bu ne nga am sa indépendance am sa autonomie am nag kaddu. goo xam ne boo nee dama ne ñu wuyu la. moom foofu dañ ko ci sant di ko gërëm bu baax parce que jox nañu formation boo xam ne ñu liggéey rek lañ xam. liggéey te boo demee ba liggéey ba indépendant. waaw bu la neexee ni dama bëgg a nekk leadership. dëgg la loolu ci yéen a envisagé la bokk. dëgg la di gërëm nag ba Baba Ndaagu. Ndaagu Dia moom mooy suñu secrétaire général. Ndaagu Dia moom tam synthèse la nekk ci lutte bi. waaw parce que man ginnaaw yàlla. moom moo ma dugal
ci secteur bi ginnaaw yàlla moom moo ma dugal synthèse ma ci yëngu nag te ba ma ci duggee ba léegi réccu ma ko waaw dañu nekkoon suñu ruq rek di jaayantu bu tayee mu neex bu naqaree mu ni déedéet ñëw leen ñu dem ànd dem dugg synthèse ñu jéem a liggéey ànd ak seen yeneen maroomu gargotières yi ñu liggéey ndax li ñuy def jëm kanam ba fi mu nekk nii ñu ngi ci massification waaw ci massification la nekk dëgg la macha allah gargotières yi ndax mën nañ leen wooye tey ay traiteur mooy ñi nga xam dañuy ñëw togg ñu fay leen ak yooyu ndax war nga ñu weesu stade boobu tey jii war nañ leen mën tuddee ay traiteur war seen vision la suñu vision la mais ba tey gargot est-ce que gargot mën naa jóge Sénégal traiteur ak gargot yi duñu benn bokkuñu duñu benn d'accord duñu benn parce que dafa am ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne ci tali bi gargotier moom mooy kuy togg rek ci tali bi kuy togg rek mooy kuy togg di jaay kii traiteur yi ci gargotier yi lan bokk ci gargotier yi lañ bokk ci gargotier yi lan bokk mais daf ci am ñoo xam ne nag amuñu ndimbal mooy ñi nekk ci tali bi di takk ay rideau di jaay ñooñu ñooy les gargotières waaw ñooñu ngelaw li di ñëw parce que ñun suñu premier problème mooy amuñu endroit suñu jaay place bu ñuy jaayee daal ci lu nu gën a naqari ci la bokk d'accord ndax gis naa benn kiosque boo xam ne parce que man damay wër di gëstu am na kiosque café boo xam ne xale yu góor yi dañuy def relais bu ñuy jaayee café suba gi ñiy jaay café bëccëg bi bu guddee ñuy jaay café ndax bañ a taxawaal rek macha allah bañ a taxawaal rek macha allah muy lu am solo ndax gis naa ko tamit ci gargotier yi ngay wax ak day ñëw tey def ndékki bi bu demee ba heure añ jot ko defee astu ñëw moom itam toog jaay añ bi reer bi am na keneen koo xamante ne moo koy jaayee te place bi mu nekk benn place boo xamante ne ñoom dañuy xam ne kii mooy def ndékki bi kii mooy def añ bi kii mooy def reer mu nekk ndimbalante koo xam ne ñu ngi koy def ci seen biir waaye def naa ak Wego mi ñëw nag di leen jàppale ngir xàllal leen yoon bi ci lëkkaloo ceeg rajo Afia FM def naa dara du leen ci ump mun ngeen woote toujours si émission yi nga xam ne ñu ngi leen di fas yéene amal fii ci rajo bi en direct ci 93.0 tey nag ñu dalaloon Marie Thiam ma bàyyi la nga tàggatoo su ko defee ñu daal di jox def naa sama naataango yi muy utu fii ci place bi ñoom itam ñu ngi taxaw ak seen i kayit di gërëm rek di ñaan rajo bi avancé macha allah parce que lépp lu nu naqari ak lépp lu nu bëgg a wax bu nu ñëw woo ngeen nu ñu ñëw amulu ci benn coono ngeen dalal nu ñu wax li nu bëgg a wax li nekk suñu xol ak li nga xam ne moo nu tax a jug ak fa nu jëm di la gërëm yow Aïcha waaw yow moom sama xarit nga di gërëm Ndaagu Dia mi nga xam ni waxoon naa ko sànq mooy sama secrétaire général ci synthèse si moo nekk si gaas di gërëm sunu secrétaire sunu président conseil bi muy Adama Sow di gërëm Adama Soumaré bu Wego di gërëm jàppale ñëpp ma xujja moom mooy sunu moom la ñuy wax ministre moom la ñuy wax sunu ministre des finances mooy sunu trésorier macha allah waaw ak ñoom waat ak ñëpp daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw di ñaan yàlla rek nag yàlla bàyyi seen rajo bi yokkal leen ko nag amiin ba ngeen fa ngeen bëgg mu jëm fa mu amiin 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 barke sëñ Babacar Si amiin Marie dañu koy jaajëfal bu baax a baax ndax dafa bàyyi liggéeyam ñëw wuy suñu waxtaan ak ñun ci émission pencum artisanat nañu ko baaxoo def alxames bu jot bu waxtu bi jotee El Bachir Cissé ak Fatima ñoo fare woon ci wàllum xarala gi di jaajëfal tamit waa Wego bu baax a baax ci seen lëkkaloog rajo Afia FM di leen présenté yi émission ngir rek ñu mën a suqali li nga xam ne mooy secteur informel bi ndax am nañu baat ci réew mi te am nañu seen ak seen yelleef foog ñu xamal leen que looloo waral lii di émission bi muy femme dans l'emploi informel globalisation et organisation di waa Wego en direct ci rajo Afia FM 93.0 kon nag naa leen jox rendez-vous alxames bii di ñëw ci même heure bi ak beneen invité ci plateau bi leen jaajëfa ci déglu bi ak teew bi ak ñëpp ñu jàpp ci émission ba mu yemb naa leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ba alxames incha allah. pencum artisanat yéen artisan yi rajo Afia FM amal na leen émission pencum artisanat alxames bu ñeenti waxtu jot 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 bu